xam ngeen ne li ñu constaté fii surtout Rufisque Ouest quartier Jokkul yi par exemple gis ngeen géej gi nu muy jagisee mi ngi détruire ay kër yu bare cadre de vie bi maanaam tilimaayu dëkk bi lu ñëpp a koy joytu problème mu canaux yi maanaam canal yi nga xamante ne seen matériel dafa vétuste dafa màgget te système de canalisation yi baaxul également bi ci des mooy ñetteel bi objectif stratégique mooy li ñuy woowee accès aux services sociaux de base ku ne xam na ne bu fekkee da nga bëgg ab dëkk naat wala dëkk am avancement boo réglé wul problème mu wér-gi-yaram réglé woo problème mu jàng éducation réglé woo problème mu entrepreneuriat dafay am problème yu bare ba sax fii mën nañ si dugal problème mu caada problème mu culture dans un sens entrepreneurial parce que gis nañu talent yi ñu am fii si dëkk bi loolu aussi foog ñu jël ko en charge enfin quatrième bi mooy gouvernance locale engagement citoyen wax naa ko gouvernance boo xam ne dafay basé ci transparence bu fekkee da nga yore alalu dëkk bi il faut que régulièrement ngay rendre compte ngay wan nit ñi fi nga xamante ne fi nga dugal xaalis bi parce que dañ laa voté le budget chaque année di la voté ay millions yu bare dafay normal aussi que nga wan nit ñi fi nga ko dugal dafay normal aussi que yow lépp looy def nga xool intérêt général bañ a xool ne man ab maire laa sama ay militant rek laay toppatoo wala sama ay mbokk wala da ngay nekk maire boo xam ne waa Tëngéej gi yëpp ngay gérer loolu mooy orientation stratégique yi nga xamante ne moom nañu liggéey xayma ko liggéey boobu nag suñu coalition dafa taxawal coalition bi ñi ngi ko tuddee coalition Bay Sa War Rufisque 2022 mu am ay experts yoo xamante ne si mouvement yëpp nañ leen jëlee ñoom Leyti Mbeng jox ñu au niveau de Bay Sa War ma cité si ñaar yoo xamante ne liggéey niñ si bu baax ak discrétion mais ak efficacité muy notre camarade Pape Sey ak notre camarade Youssou Ndiaye ñu nekk ay experts de haut niveau ñu nekk ay Messi ak ay Mbappé dama bëgg ngeen tàccul ma leen ndax équipe boobu ku leen am ñi da ngay am ñu xarañ ñëpp liggéey si nag ñoom Abdou Fall Ndiaye SG ñoom Ibrahima Mbaye wax naa ñoom Leyti ak équipe am ñoom ñëpp liggéey nañ si donc bi ci des mooy si tënk rek li ñu nam ma def dinaa si joxe quelques exemples ndax réunion bi macha allah dafa jaar yoon te bëgguma monopoliser parole waaye bëgg naa aussi taskati xibaar yi am luñ fi yóbbu. état partenaire u commune la état d'ailleurs commune déconcentration wu état la commune si état la bokk donc waruñu ma dinaa dégg ñuy wax ne da nga ma war a fal parce que man jege naa président boo ma falee comme jege naa président ci laa gën a mën a régler seen problème man dama yaakaar ne kuy wax loolu dafa juum warul wax loolu parce que bu fekkee da ngay dem si askan bi di ut ku la voteel da nga waree wax nit ñi ne man boo leen ma votelee am naa compétence bi am naa gis-gis bi am naa tel programme voté leen ma si loolu waaye man cousin wu président la wala rakku président la du loolu par contre war na am partenariat intelligent ak état pour que yow en tant que premier magistrat ak premier ambassadeur de la ville de Rufisque commune de Rufisque Ouest plutôt nga mën a dem def les plaidoyers ak les partenariats intelligents qu'il faut pour que justement mu nekk un partenariat gagnant-gagnant et que commune bi nga nekk bi nga xamante ne c'est le prolongement de l'État dans les territoires mu nekk une réalité de développement loolu c'est extrêmement important beneen rupture bi mooy acte 3 bi nga xamante ne de manière théorique dañ koy bàkkoo dafa am lu bare lu des parce que mënoo ne commune yaay toppatoo lii waaye financement bi du ñëw maanaam moyen yi ñu lay voteel ñëwul loolu aussi day indi problème day indi limite bi nga xamante ne commune yi dañ koy am donc il faut que ñu parachever acte 3 bi pour que loolu mën a nekk waaye bi si mujj ñaar yi may mujjee loolu nag boo leen bëggee mu am foog ngeen jox ko équipe nationale coalition Bay Sa War muy partenariat innovant lañ ko tuddee mooy partenariat yu bees ay coppite yu bees si li nga xamante ne noonu lañu war a tëralee ay partenariat comme ni ñu ko commencé def si wàllu wér-gu-yaram si wàllu éducation si wàllu assainissement par exemple loolu nekk na loo xamante ne c'est extrêmement important te ñun am na
ponk boo xamante ne mi ngi suñu programme muy le financement innovant et enfin coopération décentralisée maanaam coopération yi ngay am ak yeneen mairie mu bañ a nekk rek ab maire boo xamante ne day signer lu ordre de mission daal di dem bitim réew daal di fa taxawaalu ay weer ñibbisi naan signé naa benn partenariat boo xamante ne dinañ ma may ay kay wala ay bic ñun waxuñu loolu dañuy wax un partenariat bu indi développement coopération décentralisée boo xam ne boo fa demee waxuma ambulance yi ma doon wax sax waaye dina indi centre de santé yu ñu tabax dina indi ay stade yu ñu tabax et cetera am na ay communes yu nekk fii ci Sénégal tabax nañu stade tabax nañu ay hôpitaux tabax nañu ay écoles mais pourquoi pas ñun fii à Rufisque Ouest ñu daal di tabax loolu mais loolu nag pour mu am da ngeen fiy jëlee ñi nga xamante ne dañoo sonn dañoo amuñu gis-gis ñoom seen gis-gis defe naa Cité Gabon gi la yem daal di teg équipe boo xam ne nag dafa xarañ mooy équipe de la coalition Bay Sa War Rufisque 2022 pour mu indi développement fii ci Rufisque Ouest. donc loolu moo doon ci tënk programme bi nga xamante ne sama experts yi liggéey nañ seex ñun programme bi nga xamante ne boo leen ñu wóoloo équipe bi nekk seen ginnaaw ñu daal di dem à la commune de Rufisque Ouest nga xam ne ñun foofu nañu tànn demuñu ville demuñu département parce que dañu gëm ne fii dans la commune de Rufisque Ouest nekk na sax ab ville ndax boo jéggee raay bi ni muy yaatoo dem si yeneen quartier yi li fa am si ay dëkkuwaay waaye aussi li fa am si ay problème ñun dañu ne duñu dem ville duñu dem feneen fii nga xamante ne fii nañu bokk nañuy ñu laaj baat pour que bu ñu fa yàlla yóbboo ñu daal di fi indi développement si juróomi at mën nañu def ay jéego yu bare yoo xamante ne dañuy teg dëkk bi sur les rampes de l'émergence te mu bañ a nekk théorie mu bañ a nekk loo xamante ne ay slogan la mu nekk loo xamante ne réalité la moo tax ñun ñu ne demuñu feneen vote yi nag ñetti keesay am ñun bu leen xool département bu leen xool ville xool leen Rufisque Ouest commune Rufisque Ouest mooy bi ngeen di jëkk a gis ak bulletin bu verte bi nga xamante ne ak biddéew bi dinañ leen ko wan si kanam ngeen dugal boobu si bañ gàcce gi ngeen dugal si bañ gàcce gi dugal si urne bi daal di jéggi commune ville jéggi département daal di dem tëdd nelaw xaar le soir ñu daal di ne vive la coalition Bay Sa War Rufisque 2022 vive Rufisque maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant wasalaam. nga Mbengue maay yaay Njàmbu Xaan man yaay sama secrétaire général yaay sama président yaay sama maire. ndeysaan waaw. nee naa la barka démb ba man alal booleeg ma ak yow deretama booleeg yow bés boo bàyyi politique na sama bàjjan bàyyi na. amoon âge bu ma neexee ma retiré wu de la politique mais xale yi dañ leen di gunge di leen wan yoon mairie bii ñu soxla ko Njaga Mbengue maay kon dafa am ay yoo xamante ne dañ ko war a mottali ci mairie bi li nga wax fii ku dégg tubaab dégg na ko ku déggul tubaab ku dee ndeex yow dana la ko tekki kon dama ne booy dénkal koy óol li ma ciy dolli rek mooy nun jigéen ñi war nañu am maison de la femme dafa def lu ne te dégg naa ko sa wax xale yi war nañu am foo xam ne fa la ñuy fawe muy loisir kon bu ñu jógee ci assainissement nun jokkul xam nañ ne assainissement en environnement mooy sunu problème nga duggal ci la déperdition scolaire xale yi jàngul ngeen nu ngeen leen di def kon defe naa yaa ngi mottali li nga xamante ne mooy fii ci mairie bi kon yow boo laajee mairie bi ku am xel xam ëllëg li nga war a soxla war na la mën a jàppale ba nga yor mairie bi may ñaan jigéen ñi nga xamante ne ñoo am doom yi ndax ñun suñuy wàllu wér nañ boo amee ba 70 ans wala de plus defe naa yow dolatoo dara say doom moo la tax jóg seen avenir compté kon yéen dañ leen di wax ngeen ñëw jàpp ci Abdou Karim Mbengue ak ñi mu àndal ndax ngeen xam fu ngeen jëm ëllëg kon bu parti socialiste ñëwee ànd ak ñi nga coaliser ñoom Mbaj ñoom Bay Sa War ku lim di nga juum et ainsi de suite kon yéen war ngeen a xam ne ki ngeen war a dénk seen yëf mooy Njaga Mbengue maa ñu di ko wax Abdou Karim Mbengue ma di leen gërëm di leen sant di wax ni ngeen mobiliser mu rafet lool le soir du 23 janvier ñu wax wiiw Bay Sa War de la commune de l'Ouest yóbbu na ndam li tey biñ koy commencé juróom benn fukki élèves la ñu amoon tey ñu ngi ci ñetti téeméeri élèves yoo xamante ne ñu ngi fa nit ñi dañuy jóge ba jokkul kaw ñëw di jàngee foofu gratuitement li neex ci yëf yi nag mooy 2014 ba tey dafa yàgg jamono jooju élève bi rawoon seconde la nekkoon
tey am nañu ay étudiants dans toutes les universités du Sénégal tey am na xale yoo xam ne génn nañu am na ku ma ci woo jamono yi passé bayax la dem jënd fa terrain tabax fa ñaari néeg ak kër yóbbu fa yaayam ne te ci conditions yu difficile la ñu nekkoon ci Léona Valda loolu nag mooy esprit bay sa waar loolu le président Abdou Karim Mbengue gis ci ñun gis ko ci yeneen jeunes yu nekk ci quartier yi di ko fa def ku mel ni Leyti Mbengue di ko def Jokkul ku mel ni Aziz Sey di ko def Médine moom ak Pape Sey ak ñeneen kenn ku si nekk ku mel ni Yaxara di ko def mu ne leen lu kenn mën fukk moo ko dax ñëw leen ñu ànd ngeen indi li ngeen di def man président Abdou Karim Mbengue ma indi samay relation indi sama carnet d'adresse ñu changé Tëngéej loolu nag ñun la ñu àndee ak moom te jàpp nañu ne président Abdou Karim Mbengue chance la pour waa Tëngéej ndax président Abdou Karim Mbengue man ak moom dañu bokk Sonatel di fa liggéey mu nekk fa directeur de la communication institutionnelle et des relations extérieures du groupe Sonatel nekk ci juróom-ñaari dëkk jamono yi passé rek président Talon dafa woo waa Sonatel ne leen dama leen bëgg a confier suñu opérateur historique mu nekk une première dans le monde parce que li ñu xamoon mooy opérateur ñëw jënd licence tey nag dañu ñëw opérateur historique bi mu ne expertise africaine la soxla ñu jox ko président Abdou Karim Mbengue mi toog ci ginnaaw moo ànd ak suñu directeur Sékou Dramé ñu dem Bénin dem signé ji contrat bi ba tey ñu ngi foofu Sonatel di fa liggéey kon nit ku mel noonu ki jiite fondation Sonatel président Abdou Karim Mbengue mooy chef am ki jiite Sonatel Académie président Abdou Karim Mbengue mooy chef am ki jiite toute la politique RSE de Sonatel président Abdou Karim Mbengue mooy chef am ki jiite la relation avec la presse président Abdou Karim Mbengue mooy chef am mu nekk ñeenti direction yu mag yoo xamante ne ku si nekk directeur nga te président Abdou Karim Mbengue mii mooy suñu ginnaaw mooy seen directeur mais nit ku mel noonu nag soo ko amee man dama bokk ak moom cité kër góor gi ñu fay liggéey lu mat si ñaar fukki at ak benn ci ren nit nag boo nekkee ak moom ñaar fukki at ak benn jàpp naa ne li ngay wax ci moom loo xam la loo mën a seede la cité kër góor gi ba la ñu nekk néew na directeur bu am rang bi mu am bu àjjuma jotee nga gis ko mu yor sajaadaam ànd ak nit ñi dem juma buy wàññeeku ñiy raxas oto sax day waxtaan ak ñoom ngir wàccee bu mu wàccee boppam te képp ku wàccee sa bopp nag yàlla dina la yéegal loolu moo tax ñu jàpp ne président Abdou Karim Mbengue chance la pour waa Tëngéej xamuñu ko woon jàpp naa ne tey suñu ànd ak moom wóolu ko teg ko ci mairie bi dinañ defar Rufisque Ouest ba mu ne boy ndax kat man samay moroom ñoo nekk fii di laaj mairie bi Leyti Mbengue li muy def Jokkul Kaw ay moroomam ñoo taxaw ñu mu xam di laaj mairie bi ñun gëm nañu ne suñu taxawoon suñu moroom yooyu taxaw ñu laaj dëkk bi ñooñu duñu ñu fi ëpp ay voix ñun gëm nañ loolu mais lan moo tax defuñu ko parce que damay citer kenn muy suñu Pala Mbengue daf ñu dajale woon ñun xale Jokkul yëpp mun nañu dama bëgg ngeen ñëw mag ñëpp xam ne guni yi ànd naña ñu nekk ci loolu ñu ne ñun loolu bu guni yi àndee jiital mag war nañu defaraale dëkk bi moo tax tey ñu bàyyi suñuy ambition loolu topp ci ginnaaw président Abdou Karim Mbengue lu tax parce que dañu jàpp ne ñun li nga xamante ne mën ñu ngi koy def moom bés bu ñu ko joxee mairie bi ñun duñu jóg di voyager di uti ay partenaires parce que moom am na partenaires yooyu ba pare budget mairie bi fi nekk mënul defar dëkk bi kuñ ko jox fi ak 40 ans ni dëkk bi mel lay mel ki mën a defar dëkk bi mooy buñ la joxee budget bi nga orienté waat budget bi waaye jóg sol sa dàll dem jëli ji ay partenaires buñ nee assainissement nga indi bu ñu nee éducation nga indi bu ñu nee cadre de vie nga indi bu ñu nee santé nga indi loolu nag président Abdou Karim Mbengue daf ñu ko dàq ñun ñëpp moo tax ñu def ko capitaine d'équipe te incha allahu rabbi dinañu ànd ak Linguère yëpp ñu ànd fal ko le 23 janvier 2022 mu dégg maire de la commune de Rufisque Ouest. dama dugg ci coalition bi gisuma fa lu ma neex du ma xuus su ma duggal ci coalition bi gisuma fa dëgg du ma xuus su ma duggal ci coalition bi gisuma fa détermination je me retire mais damay engagé wu jusqu'au bout
ba fal président Abdou Karim Mbengue le soir du 23 janvier. du ma guddal nag parce que defe naa ne fii luñ fi waxaat rek répétition lay doon ma bëgg yéen waa Xeer yéen waa Jokkul Kaw Jokkul Njaayeen Njuureen Lamsar cité Babou Salam cité Jacques cité Sonatel tout l'ouest ñu allié wu derrière le président Abdou Karim Mbengue parce que defe naa ne su si fulla amul woon wala liggéey amu si kon kenn du fi yàq sa nelaw du toog fii may nuyu samay sœur yéen waa Xeer kontaan naa si yéen mënoon ngeen maa tunkal kontaan si waa Jokkul Kaw di leen wax ne wax ji mu gudda mu gàtta mooy seen kàddu la ñu soxla seen carte la ñu soxla jëf la ñu bëgg fii gën a confirmer suñu ay jëf ñu di leen ñaan au soir du 23 janvier ngeen jàppale ma le président Abdou Karim Mbengue dégg monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Rufisque je vous remercie. nañ jàpp ne incha allah le 23 janvier bés bu ñu falee la coalition Bay Sa War dinañ fi liggéey bu mucc ayib ba nga xamante ne nii coono yi ñu doon daj lu bari dina teggeeku incha allah loolu nag comme li ma koy waxee mu doon loo xamante ne nii nañ jàpp ne référendum bu 23 janvier bi coono yi ñuy daj mooy laaj nañ leen incha allah ndëgam du ngeen ko fi jëlee wala doo leen ko fi jëlee te boo leen ko fi jëlee ñi ngi koy jox mooy nit yu xarañ yi nit ñu wér yi nit ñu jub yi mooy waa coalition Bay Sa War sur Rufisque 2022 mais nag lu ñu andi président wax na ko sànq muy programme boo nga xamante ne nii ñun ñëwuñu rek naan dañ fiy jële ñi non dañ leen fiy jële parce que dañ am luñ xalaat am yéene bu ñu am si askan wi xalaat si bind si mu doon loo xamante ni vision bu claire bu jub boo xamante ne bés buñ faloo dinañ ko doxal mu doon njariñ rek pour askan wi te loolu nag fiñ ko bëgg a defee président am na lu mu si junjoot sànq parce que mooy li ñuy wax nattukaay askan bi li ñuy wax le budget bi dafa am lu nga xamante ne nii mooy fi ñuy jëlee xaalis bi di ko fa def liñ tàmm gis mooy recette fiscale yi maanaam impôt yi ñuy jël ak li nga xamante ne ni moom mooy li état di joxe mais nag bu ñu ñëwee ñun bëgg nañ indi expérimenter li ñuy wax les mécanismes de financement innovants maanaam dinañ dem ut yeneen yoon yoo nga xamante ne ni dinañ ko indi mu doon lu ñuy yokk si budget bi pour man projet yi ñu fi wax yëpp si lu jëm si wàllu jàngat si wàllu defaraat poste de santé yi si wàllu yokk poste de santé yi si wàllu dimbali askan wi si médicaments yi buñ bëggee faju si wàllu jàppale élèves yi si seen fourniture scolaire yi si wàllu dimbali jeunes yi pour ñu mën a am liggéey te dimbali boobu fi ñu ko bëgg a defee mooy si ñaari yoon yu ñu ko bëgg lañ bëgg a jaar ñaari yoon yi mooy lan mooy d'abord la formation et la formalisation parce que ñëw ne dañ leen di wutal liggéey du loo xamante ni lu ñuy teg si làmmiñ rek la parce que ñu bëri loolu lañ fiy wax te képp ku leen wax ne mën na jox ñëpp mën na bés bu ñu ko falee mën na embaucher ñëpp si maire bi da leen di wax lu amul ñun nag dañ beneen yoon boo xamante ne nii fa la ñuy jaar te yoon bu ñu xam la yoon bu ñu miin la parce que déjà commencé nañ ko ak jigéen yu Bay Sa War donc yoon bi mooy lan mooy li ma wax sànq la formation et la formalisation maanaam ñëpp ñoo nga xamante ne ni jeune lañ dinañ fexe ba tàggat la ba nga am métier mais dinañ fexe ba aussi tamit gunge la ba nga am kayit yu leer yoo xamante ne ni bés bu ñuy joxe ay marché di nga mën a bokk si marché yi mën a gagné bu ko defee yow di nga mën a am loo mën a yóbbu sa kër mais surtout di nga mën a embaucher sa ay yeneen moroomu jeune donc loolu ñu jàpp ne lu am solo la di leen wax ne le 23 janvier incha allah ñu ngi leen di wooyee ñëpp pour ñu jëlee li fi nekk ñu ngi leen di wooyee ñëpp pour ñu dagg bu mu jàngi parce que tey ji dafa am ñoo nga xamante ne ni jàpp nañ ne ñoom moom fii am na ñoo xamante ne ni jàpp nañ ne ñoom moom fii man nañ leen wax ne moomoo leen fii askan wee ko moom dinañ leen bu président wax na ne boo amee maire boo xam ne baaxul da nga football. seen budget bi ngeen di wax at mu nekk
suñu ko taxawalee tey ñi ko bëggee weer wu nekk lañ ko fi andi waxuma at le budget annuel de Rufisque Ouest sera versé par mois et par le 5 de chaque mois du lu ñuy naxee obligation la parce que ñu ko seqal xam nañ ne li ñu xam la ñu xam li ñu jàng lañ jàng parce que kenn duñu ci nax lu tax gaa yi noppi lu tax gaa yi waxuñu ci lu tax gaa yi waxuñu ci c'est parce que dafa am benn genre complicité boo xam ne néewal doole suñu askan bi jégoy géej gi jàkkaarloo géej gi wéeru ci géej gi la que loolu du jàll de man coalition bi may bokk mooy coalition Benno ak Tanor mu jox Ali Haïdar ministre de la pêche jox Ali Haïdar ministre de l'environnement ñu jox Haïdar tey agence loolu ngoon ñun lañ ko sédd ñoom fu ñu dem fa la ñuy dem fu ñu taxaw fa la ñuy taxaw parce que ku dem seeti Macky Sall mu ne leen jël leen département jël leen ville su ñëwee ouest bu Karim taxawee war nañ ko ko jox bu ko laajee bu ko laajul mais lii ma bëgg ngeen jàpp ko mooy kenn dofatul su fekkee da nga may def social pour def ci man miskin dinaa ko bañ su fekkee da nga def ci man social jël samay jooy ëmb say jooy ëmb samay jooy dem faj say jooy ñëw di ma jooyloo dama koy dakkal na ngeen bàyyi xel bu la nit ne dama bëgg sa alal la bëgg loolu profit la ak yaama ne da nga taaru admiration la mais booy am amul décerné mooy bëgg loo xamul li tax nga di ko bëgg te njabootu ëllëg war koo fekk di ko bëgg te xamul lu tax ñu bëggoon ko loolu mooy liggéeyal ëllëg pour ànd ak askan bi ñu àndal pour yóbbu ko ci bay sa waar du fi ngeen ko gisee bay sa waar devoir la engagement citoyen c'est une responsabilité c'est une participation c'est une innovation nañ ko jàppale ci développement la bokk ëllëg bokk ci rendez-vous des municipalités. Les municipalités de demain n'ont pas besoin de quémander dañuy produire dañuy am capacité d'anticipation comme des sociétés qui fonctionnent ngoon kii bu yoree Sonatel la mu fa yor bu yoree Ouest gi benn poste bu boo xam ne mën na caa def li ñuy ut ma bëgg ngeen bàyyi xel le monde mu ngi changé le socialisme ngi ñëwaat dafay jóge gars yi tumuranke foog ngeen indiwaat ko parce que bañ ne yàq bay rëbb ki yàq tey jii dañuy bëgg a ñiy yàq di siif di guujal di gonfler que kenn reggul kenn du suur ñu jóge fii c'est honteux et très honteux nga yoru mairie ab douche publique c'est defoo ko fi non dama lay wax lu leer hein Seynabou Niang mi toog je prends à témoin Seynabou Niang mi toog ba léegi ñeenti jigéen ñi taxawoon ba ñuy wax poste de santé ci programme Bamako ba ñu war ñoo may ab poste de santé amul fu ñu ko def ñu dem Jokalante ak sama yaay tam si di leen jox foofa di mbokkam di sunuy mbokk kenn fii si ñoom toogul woon que gëmuñu ko woon ba ma yoree Dakar mi taxaw ne leen barrage dañu ne ko yaayam ndëppal barrage baa ngi nii dama bëgg mu leer ci bopp nit ñi dama bëgg nit ñi joxe xam-xam ak mat ak mandu Karim dafa jëkk ñëw en 89 ñu ànd ak Delco samp ko en 6 mois un programme boo xam ne tey moo nekk de référence boo ko ñambaasee ci bay sa waar da ngay gis ne bu dul ndiggal la di tànkee bu dul biir ba di bopp ba parce que ñulug baa rafetoon tey jii li muy def ci environnement moo yokk dëkk yu mag yi soo demee au Pérou ndool dañ na fa Youssou Ndiaye liggéey leen dossier environnement muy le commerce circulaire mbalit mu nekk ordure comme or bu ñuy denc mu di indil alal que du loo nekk looy sànni jàpp leen xel ci loolu c'est des entreprises innovantes des entreprises de proximité un développement local et participé